Yo, assalamu alaikum UDP members, mele alon ko be Finland chapter jam. Mbal be kontonal to nal kontola. Bi me mon bendi ja wolo nyinti ko pour que special for racing ke na chairman and mayor of West Coast Region, Mr. Honorable Yankuba Dabo. Officially ngalon ko aman start follow mul kana nanne. Bari ngalun tan kumal le soto mol kono ja mele alon ko inata ke bulo ka fu mol ma. Wallon pasteur Finland. Chapter ti inata le pour ye meyo konto ande woko la fanan ini enveloppe nata chairman enveloppe ni itandi mo bela ifana nata le ini la donation nata pour ka UDP Finland chapter pour ka mol donate towards our fundraising woto alsibulo di pastor na high table to mel sirin ngamira nga start from our own end. Mr. Bob Toure, Albe Alone, Wolomu UDP Finland chapter chairman noti. Next to that, Mr. Unawala, Mr. Drame, right? Mr. Drame, Wolomu pastor la leader in Finland, and Mr. Drame, thank you very much. Mandansma all of the settled. Kon bismillah, pastor UDP, Ndelom Kilintu, ñu nekk benn. Wow, ñu nekk benn. Demba si Sénégal tàngara torop te ñun tamit UDP dañ ko miin depuis 96 yaa jame mu ñu toroxal at least yéen Pastef Macky Sall la rek la kon ñun yaa jame daf ñu toxoral baroo ñëw baroo mu ne yaa jame yow defuloo dara waaw yow defuloo dara xaaral man ma finish gars yi rek so jërëjëf so nyindo izan ade fanamu pastef membalati jang so wokamala mbebe welcome la comme aliaje nyami even recently aliaje le mayor talib ben suda fana ben Senegal atata je to build relationship because Gambia 2026 nta win no la ninni pastef ma corporation so but ninni pastef corporation so to you cross border voting mutamole doro baro it will be history 2026 ita mo la samosa wi baro woto kumala kota Gambia abedan na wala woto pastor mbe tentuna be jahila because at least ya lon ko kunu botan men kono intel ni tel bebe wala kono kunu ni na ta Gambia government bu ke ko bi kam ne fanke la ke ares ke dinay permit ita da dawda ndi UDP la katambi nyaata chairman bob fana anytime pastor fe programme so to jani akumandi akate dan ko UDP Finland chapter to yagal wakamala mbafole be welcome mbe chairman bob kumandila some introduction ke then pastor Nkol Bula if I just short speech then chairman nsa fenko kola mo sidan fundraising start official thank you. Yo, assalamu alaikum. My fellow UDPians here present. This is a joy, not only to myself, but the entire chapter, to host one of the most eminent citizens of West Coast Region, that is our Right Honorable Lawyer Yankuba Dabo, to be in our midst today. Also, we have a friend, a brother, who also flown all the way from the United Kingdom, that is Usman Mente, is also here with us. Usman, thank you to Finland. And accompanying our chairman is his own wife, Binta Maron. She's also here with us. We also extend our greetings and appreciation to Binta, that welcome to Helsinki, Finland. And also my brothers, my sister, Mati. I'll start with Mati. Yankuba Mati also has a landed property in a region, Sanyang. Talokoto Motel is owned by Mati in Sanyang. Yes, so I'm sure your next visit to Sanyang, you can't miss Talokoto. It's just at the junction. And then here also we have Drame Mumin. He's the head of Pasteur. And another very resourceful person, Jean, is there.
And then we have Jallo, also part of the entourage. Jallo is over there. Chairman, these people has always been a colleague, a friend, a brother to our chapter. They've been very supportive. Whenever they call, I'll always go there to show my solidarity. I remember the first time Drame reached out to me was when Sheikh Abdul Mbake was coming to Finland to bless Pastef. That was the very day that I have an opportunity to speak with Prime Minister Ousmane Sonko, commonly known as President Sonko, in Senegal. Directly, I spoke with him. During my conversation with Ousmane Sonko, our conversations was centered on one important aspect of our election, that is the cross-border election voting. And I can tell you, Ousmane gave us the assurance that it is only a responsible government that can stop cross-border voting in our region. He told me that Senegal is also in that situation because they are surrounded by different countries as well. And we all knew that is the mantra, the upper mantra of Macky Sall and Adama Barrow. They rely on foreign voters. So, but with this government, Pastef's government, that is thing of the past, that I can tell you people. The second one was when Mayor Jamil Sane visited Helsinki just recently, the mayor of Parcel Assis in Dakar, another prominent member of Pastef. A similar call to him. We discussed also the cross-border issue. And Sane reaffirmed the same commitment to me that Senegal will not stand and see that our election is rigged again anymore. He said it's not going to happen again. Pastef is our partners. We rely on them and they also rely on us. A lot of groundwork has happened and still communications are on the ground to trying to cement the relationship all over, especially in the diaspora, where we have Pastefs in Sweden. They are very collaborative to those in Sweden as well. Also in the United Kingdom, they are very collaborative with those in the United Kingdom. And this is what we want. This network will continue. We want to see more unity between Pastefs. But like I said, Finland is going to be the benchmark of this relationship. It is going to the higher height. Whenever Pastef call, I will be there. Unity Finland chapter will be there. And whenever Unity Finland chapter call, they will also be there. And today, they came up with this donation. It is still sealed. I don't know the contents. From their heart, we say, and also from our heart, we say to you guys, thank you very much. And thank you for coming. We appreciate you. We know the time is so short, but really, we will continue to do the groundwork. And there'll be more linkage. Myself, I'll be going to Africa very soon. And as I promised to Jamil, whenever I'm in Africa, I'll go to Dakar, and then we'll continue where we left all these things. Inshallah. Thank you very much. Before we will call on the chairperson, I'll give the microphone to my brother, Mumin Drame, to share a few words. Thank you. Assalamualaikum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay yéen ñëpp tey li ma gis defe naa ne bu ñu waxul Gambie wax Sénégal kenn du xam ne kuy Gambie ak kuy Sénégal ndaxte li ñu bokk dafa jiitu fi taxatoon ak tubaab bi Gambie du am Sénégal du am lépp benn lay nekk man fu ma duggee Gambie buñ la Dramé dañ naan fii nga dëkk soo ñëwee Sénégal ñu ne Touré man ne fii nga dëkk waaw defe naa ne li tax li lépp am mooy tubaab bi mu ñëwee li mu teg ngir intéressé loolu moo tax tey ñuy wax Gambie di wax Sénégal kon loolu ñun ñoo ko war a dindi ni ñu koy dindee nag kenn ku ne xam ne Sénégal ak Gambie benn la nit ku ne
kër gi nga dëkk moom ngay gën a bëgg mais boo génnee rek da ngay yemale ñëpp. kon tey yéen waa UDP li nga xamante ni pour Gambie change pour Gambie changer yéen a koy def nekkul président Lawyer Darboe mais yéen Gambien yéenay xam li leen war ngeen dugg ci dëkk bi parce que fi mu jaar ba am li mu am daf ñu jaraloon dëgg te ba léegi si lañu nekk bàyyiwuñu kon Gambien ku ne warloo taxaw ne Touré woo na ma wala woowuma wala xam nañu africain yi kenn ku ne ak li ngay xalaatee mais nit ki li nga war a am yaa koy def sa bopp tey Touré bu ñëwee fii tey war na fi fekk Gambien yu bëree waaye kenn ku ne da ngay toog xaar ne woowuñu ma wala nañ ma woo liggéey bi dafa jafe na lool te li ngeen bëgg Gambie pour ngeen am ko foog ngeen jóg dugg dem dëkk par dëkk fanaan dugg ci àll bi loolu moo leen ni may li ngeen bëgg pour ngeen am ko ndax politique Afrique yombul soo jiitee réew da ngay yor xaalis te Afrique kenn ku ne xam ne ñu bëri amuñu da ngay jox xaalis nit pour mu woteel la mais yéen ay woote fii nii Pastef gañe bu mu gañee Sénégal lan moo tax mooy diaspora bi ñoo taxaw ñun dañuy wote guddeeg bëccëg sama mbokk sax da ngay am mbokk nga woo ko mu tudd la Macky Sall nga bàyyi ko tudd ko wax ak moom mooy dem ba toog lu yàgg xam ne kii kat bàyyi na ma ngir Macky Sall naa ñëw déglu ko xam lan la may wax pour mu mën a jàpp ci liggéey bi réew pour ñu defar ko yombul dëgg la UDP yàgg na depuis jamono Yaya Jammeh am ngeen expérience mais nag xale yi ndaw ñi ñoo war a jóg taxaw waaw boo gisee président Lawyer Darboe mag la def na lu bëree am na expérience mais yéen Gambien yi yéen a war a jóg taxaw mu jaral leen lépp pour li ngeen bëgg ngeen man ko am parce que ñun foofu lañ jaar ba yegg fi ñuy yegg nii Touré yéen a ko war di woo ndax Finlande jot manqué na di ko nemmeeku su ko defee moom xelam day dal ngir li mu bëgg mu man ko am voilà kon ñu ngi kontaan ci bi ñu Touré waxee ni ñu teewal fi Pastef teewal fi ñëpp teewal fi Sénégal xam ne Gambie ak Sénégal ñoo bokk lépp kenn mënul koo xaajale loolu nag moom la tubaab bi bëgg mais ñun ñoo war a xam Sénégal bu amee problème Gambie day am problème Gambie bu amee problème Sénégal la am problème waaw te man mii samay mbokk ñu ngi Gambie waaw am naa fa famille ñoo ngi wax sax samay maam des fois ma dégg ñu ne yéen a ngi jógee Kër Paate di nekk Gambie waaw damay dégg ñu daan wax loolu kon man naa wax ne Sénégal laa bokk Gambie laa bokk waaw di leen jaajëfal di am kontaan bu baax a baax salaamaaleykum. waaw ma jox leen Jean Maron moom mu nekk suñu secrétaire Pastef Finlande nekk ku am solo ci liggéey bi bismillah. salaamaaleykum ñëpp. maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam donc je pense que Dramé moom wax na lépp mais ñëw bu ñu ñëw fii tey dafa nekk loo xam ne maanaam ñun daf ñoo soxal trop parce que boobu suñu woowee je pense que suñu ñëwul ça veut dire que maanaam lu ñu war defuñu ko parce que soo leen xoolee xeex bi Finlande ñu méttoon na trop dinañ am fii nii ay marche Finlande muy neige ci neige bi ñuy manifester fii nii boobu da doon jóg ci neige bi ñëw manifester ak ñun su fekkee ni mënul ñëw da doon yónnee nit ku ñëw taxawal ko donc loolu nekk loo xam ne maanaam ñun def ñoo laal trop ñu xam ne que panafricanisme moom moo tax donc ça veut dire que xeex bu ñu war a xeex pays européens yi ñoom ñu booloo ba nekk benn noonu la Afrique tamit war a booloo ba nekk benn pour ñu mën a egg fu ñuy egg soo leen xoolee dëkk bu ñu nekk fii nii Finlande am na loo xam ne ñoom ñu def ak garab yi amuñu dara ñun si Afrique am nañ fi loo xam ne maanaam ñoo ëppale fuuf ressource ça veut dire que ñun ñoo war a xeex pour egg si fii nii du benn pays du ñëw xeexal ni xeex bi ñun ñoo ko war a xeexal suñu bopp ñu ñoo xam lu ñu bëgg donc je pense que Dramé wax na lépp di remercier ñëpp di leen wax ne que en tout cas courage dara yombul lépp loo gis daa metti mais soo xamee loo bëgg rek xam lu la war nga def ko comme ni ko Dramé waxee ku nekk na xam lu ko war mu def ko ñu bañ a xaar dara ci bopp bañ a xaar dara ci keneen donc loolu la amal lu ma wax di remercier waat encore bon vraiment
ci taxaw bi nga xam ne taxaw nga nu ci Pastef Finland je pense que amuñu sa fay ñu ñaan la rek yàlla gën ñoo jàppale ci xeex bu ñu bëgg Gambie am lu bëgg Sénégal am lu bëgg Africa am ndam incha allah di remercier ñëpp. Okay. No, go ahead. Okay. waaw salaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen représentant yi di nuyu suñu grand bi di nuyu sama collaborateur yi nga xam ne ñun ñoo bokk Pastef Finland di nuyu suñu jigéen Mati waaw man nag maa ngi tudd Baye Diallo Pastef Finland laa bokk waaye man africain laa defe naa bu man maay njëkk a taxaw di xeexal Pastef boobu Pastef amagu sax représentant fii waaye bëgg suma dëkk moo tax ma ne man maay représenté Pastef ba gars yi ñëw fekk ma si liggéey boo xam ne man sax liggéeyu moo ko si yàgg naa xeexal UDP tamit te yéen ñii ñëpp xawma leen mais xamoon naa Ansu moo toogoon fii léegi jamono yaay jaame ba léegi maay xeex pour UDP man ak Ansu waaye lenn rek laa leen di wax xam naa ñu bëri dégguñu fii olof waaye dinaa wax olof bu yomb pour ngeen understand. dégg nañ waxal rek. gis nga dëkk waa dëkk ba ñooy xeex pour am seen freedom yaay jaame moo gënoon a metti Barrow te da ngeen koo xeex ba mu jógee foofu Ansu moom xam na lu ma nekk di wax nii man ak moom dañ doon def live Facebook ñuy against Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh dem kon Barrow mënul ñëw mu nekk lu metti Barrow nag moom li ngeen ko dëgg yéen xamut ko ndax bu muy jot si nekk président loolu daf ko bett boobu Gambia dafa soxla woon ceeñ moom ñu dëgg ko loo xam ne nii xamut ko moo tax xamut lu mu koy diyee ñun ñu amoon seen problème ak Macky Sall nekkoon di ko dimbale moom Barrow xam nañ lépp nekkoon di ko dimbale mais Macky Sall nekkatul foofu te Pastef UDP lay jàppale because Africa dafa war a change pour mu changer nag woo leen Gambien yëpp grand man dama lay wax benn affaire di nga lu Dramé wax nee na politique africaine yombul ndax koo woowul mu ne woowuñu ma du ma dem dugg leen si gars yi def leen ngeen xool ñëpp ngeen wàccee seen bopp yéen a soxla booy yi xëy na booy yi ñoom xamuñu lan moo war a am si future bi pour Gambia waaye yéen ñi nga xam ne nii yéen a xam loolu noonu yéenay dem si ñoom fekki leen wax ak ñoom ñu ñëw xam nga diaspora bi moo mun a gagné diaspora bi mooy cenc te Finland Gambia am na fi communauté bu am doole boo xam ne nii rek UDP soxla na ko kon gën leen a dajale Gambien yi gën leen a wax ak Gambien yi ñu ñëw jàpp ci xeex bi du yomb xaalis dafa neex de xaalis dafa neex te Barrow fu mu toog na leen affaire yi di ko ëpp dafa neex bëggul fa jóg mais yéen a ko fay jëlee te mun ngeen ko fa jëlee man su may wax sama wax dafay xaw di tàng tuuti because man su may gis kuy def loo xam ne nii nekkul yoon man xeex rek laay gis waaw man xeexkat laa man waaw ñu ngay xeexkat lañ Pastef dañ xeex xam nga Sénégal ñaata nit lañ fa rey bëri na man benn affaire rek moo may xaw a métti sometimes si Gambien yi mooy Gambien yi gëmuñu politique. dëgg la. Gambien gëmul politique da ngeen war a gëm politique politique mooy defar dëkk. politique mooy defar dëkk du toog nii rek toog di seetaan ay Manchester City non. voilà Manchester City anglais yi dañ ko xeex ba defar seen dëkk ba ñun ñu mun ko gis di dem di seetaan seen football yi wala ñu Finland fii nii waa Finland fii dañ xeex ak Russia ñun nag xeexuñu ak kenn
ñu ngi xeex ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jiite suñu réew yi bro mbooloo mooy doole population bi moo ëpp doole gouvernement bi bu ngeen xeexee dañ koy jóge ngeen teg fa ki ngeen bëgg mu teg ba pare te bu leen fa teg kenn nag ba pare après ngeen toog bàyyi ko de déedéet affaire yi demeetul noonu léegi affaire yi da ngay teg ki ngay teg ba pare après yow nga toog nga di ko contrôle comme ñun lu ñuy def ñun teg lañ Pastef waaye bàyyiwuñu leen noonu de ñun ñoo leen di wax ñoom luñ bëgg ñun ñoom ñu def ko te dañ koy def leen noonu ñun man Gambie am victoire sama victoire la ndax lu laal Gambie laal ma lu laal Gambie laal Sénégal lu laal Sénégal laal Gambie luñ bokk mënuñu ko xëccoo man suma xaaju famille Gambie lañ dëkk suma beneen xaaju famille Sénégal lañ dëkk man Sokone laa dëkk Sokone mun naa ko dox diggante Sokone ak Gambie mun naa ko dox kon man kenn ëppale wu ma Gambia këyitu Sénégalais laa yor nag mënuma voté Gambia waaye su ma mënoon a dem def vote Gambia ma voté lu mat 100%. gars yi focus leen comme ñun luñ focusé ba am li ñu bëgg yàlla dina leen may ndam maa ngi siyaar ñëpp di leen bëggee bu baax yaa ngeen dégg. thank you. Ansu. jërëjëf. Jàmbaar la de. jàmbaar la kay. Just quick. Just very quick. Yeah, quick. Assalamu alaikum. Good evening to everybody. And then I know our brothers from PASTEF are in a haste, and then the chairman has to go to work. So I'm going to be very brief. All I want to say firstly is to congratulate PASTEF for the resounding victory that they have registered in Senegal. And then it was victory for not just PASTEF in Senegal, but for everyone who loves and supports Pan-Africanism. Because what PASTEF has all along been crying for is that of Africans taking back our rights, our resources, and then try to utilize it to enrich and progress, register progress in our people's lives. And that is something which everybody has to yearn for if you have the best interests of Africa at heart. So we say kudos to PASTEF, and we're very proud of their victory. We supported them, we rooted for them, simply because we believe in the same ideals that they believe in. And they also want to make sure that principles of democracy, good governance and rule of law exist in Senegal. This has been their fight, and that's what we are fighting for in the Gambia. And I'm so together we can be able to achieve it not just for Senegal and Gambia, but we can achieve it for the whole of the West African region and that of Africa as a whole. And one of the things we have to keep emphasizing and fighting for is the mercenary voters. People who are hired to go and vote in each country, they cross the borders just to vote and go back and get paid for doing so. Is very, very dangerous, and it undermines democracy in every one of our countries. This is a scheme that was, we would say, it's initiated by Jammeh, mastered by Macky Sall, and then Barrow had also adopted it from them. It is something that which this generation, PASTEF, UDP, and the other government must bring an end to it. We cannot allow that to continue. It is the only thing that is undermining democracy in Africa. And without democracy, we will not be able to register progress in Africa. Only if African people themselves are able to change governments and are able to send clear messages to their leaders that you are there to perform, you are there to deliver on the promises that we, or the expectations that we have on you. Failure of that, we're going to change you and bring in someone else who is going to deliver for us. Only then puts our people on the driving seat, and then will enable our people to achieve the aspirations they have for a better Africa, that which can be a model for everyone else. But it can be just like Europe and help save the lives of our youth who are so much desperate
and lacks all hope in Africa that they want to take the perilous and dangerous journeys to come to Europe. We can be like, as they said, just like the European Union. The Europeans divided us, but now they are a lot more united. And they even created a free movement, a freedom of movement of goods and people and all sort of rights, yet still we have all kind of impediments and obstacles preventing our people from being able to travel in one country to another. We should be the generation that brings an end to that and brings more development to the region. So thank you very much, our brothers, Pastor. We are with you in this fight. Maki was 1-0. We have to go for Barrow to make it 2-0. Thank you.